asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seet nag jàmm ci seen émission dépôt débat politique tey nag ñu am mbégte ak contentement bu mag a mag di dalal ki nga xamante ne ni moo di Ameth Diagne Ndir di yëngu ci wàllum politique mais aussi di entrepreneur bu yëngu ci secteur de la pêche. maa ngi sant yàlla ma borom ba màgg bi ba kawe bi ba tedd bi ba baax bi maa ngi leen la nooyu itam yow. wax na ma la sànq moom sa papa moom xarit la Souleymane maa ngi laa nooyu moom am Souleymane am lañu ko tuddee maa ngi nooyu itam madame Sall ndax fii nu nekk nii këram la félicité que ci investissement bi mu def ci dëkk bi maa ngi nuyu itam mësoo gi nu ngi maa ngi ànd ak mësoo gi ak Baye Omar nuyu particulièrement waa Jalaaw ñëpp am mbégte ñëw ci seen invitation. nga yëngu ci wàllum politique tey jii ci gàttal est-ce que mën nga ñu wax ni ana kan mooy Ameth Diagne Ndir. waaw xam nga ak nit pour mu wax boppam du yomb man na maa wax. Ameth Diagne Ndir mi yéen invité yéen Ameth Diagne Ndir la tudd doo nekk ab chef d'entreprise fii ci biir Jalaaw nekk doomi Alimatou Faye ak Alsane Ndir doon fi ab responsable politique nekk mbokkam ñëpp. waaw defe naa noonu daal fi ki yéen invité kooku la xala nuróol waaw. nga nekk responsable politique fii ci yéen. ana boobu les engagement ana fu mu sotti ko. waaw xam nga man politique daanaka dama ci xaw a yàgg ndax dama juddu fekk ma maam. Souleymane Ndione ak maam Eytou Ngom ñu la politique àndoon ak le président Abdoulaye Wade booba jamono mu ngi nekk ci opposition bi ma demee itam bay gën a mag mu xaw a nekk wareef ci man léegi bi nga xamante ne dem na ma bay nekk ab responsable ma jàpp ne teel a gis ne ab dëkk politique moo kaa di far ak nit jombule ab liggéey ak jom moo kaa di far waaye ab dëkk jom mënu kaa di far liggéey ngóor ga mag mënu kaa di far politique moo ko mën a di far ndax doole ji moo laaj ak koom mi moo laaj kenn nag nit mënu kaa am ma teel a gis itam ne bu fekkee dafa bëgg a mënal dara say mbokk faw wu jéem a yóotu ci rëb politique daanaka lii lal nu sóobu ci biir politique li ci ëpp loolu la am mébét dimbali say mbokk aar ña ndax itam politique dala aar ab dëkk aar ña dimbali ña te itam taxaw ña lii daal fondamentalement ni ko tubaab bi la waxee moom moo waral nu engagement politique. ci engagement boobu ñu gis ne Ameth Diagne Ndir candidat la bu nga xamante ne ni actuellement déclaré na candidature ne dafa bëgg ci jamono élection locale bi 2022 yi nga xamante ne ni ko programme le 23 janvier 2022 tey jii ci boobu candidature am na lan la ñu mën a wax. waaw li ma leen mën a wax moo di nun daanaka ñëpp jog na sax jogunu ndax itam bu ñu waxantee dëgg moo la dëkk bi ñii ko war a mën a yor in am sib ay maanaam li tubaab la wax légitimité bare nañu te ay nit ba ngeen nekkee ña nawlonte am na yaa xamante ne
doo ko ñimeñ man daanaka bi ñu waxee léegi ne dama bëgg nekk candidat matul weer man doxuma woon pour nekk ab candidat ndax xam nga dëkk bi ñun ñëpp xamante nañ man dama fi fekk ay nit ya nga xamante ne walla nekk ak ay nit ya nga xamante ne wóor na ma ne bépp sañ-sañ ba ma am maanaam légitimité ba ma am pour mën a wax ne dama bëgg a yor dëkk bi ñoom am nañu ba ni toll. ma jox la misaal Soogi mii toog man amuma fitu dem si Soogi nekk dama bëgg a yor dëkk bi kaay topp ma amuma fit woowu dadul yëfi gor ndax itam kaa xamante ne gënulaa ko juddu ëppulaa ko engagement ëppulaa ko ay nit ëppulaa ko détermination ba fekkente ne nit laal doo dem si moom mu nekk kaay topp ma mu la Soogi mu la ñeneen am na ñu bare ñaa xamante ne ñu ngi si dëkk bi man ñimeñu maa dem i taxaw i ka mel ni Issa Seck ñimeñu maa jàkkaarloo moom i nekk kaay topp ma wayle lii Jalaaw am si ñaa xamante ne man nañu kaa aar jàppal li ma wax noonu ba baax jàppal nañu ne lii ëpp doole si liñ war a def tey moo la aar Jalaaw aar ka nu jàpp ne dañu war di far mouvement baa xamante ne doomi Jalaaw yi nekk Jalaaw am lañu Jalaaw jaral am lañu bëggal Jalaaw am nañu gise Jalaaw dañu war a wayloo in booloo in nekk benn in bañ a xool ña bopp kenn bañ a xelaat ne man dama ñëw pour jiitu nun loolu la ñu oote woon te ba léegi sax si loolu la ñu nekk waaye fekkante ne aw yoon waa gis dina am jàppal diw tey nun nu ànd nu ngee oo waa Jalaaw ñëpp indi ña tàllal loxo waaye ni noo demee leer na man ak Mosoogi nun noo la nekk tête de liste yi nu ñaari liste Mosoogi moo la féete boor bi man ma féete boor bi waaye loolu terewul ñëpp ñi nga xamante ne xalaat nañu ne dañu war a ñëw ànd ak ñun nu ngi ñaa oo xam naa ban nun li nu oote moo la nu taxawal mouvement baa xamante ne joomi Jalaaw yëpp dañu see am wàll ñëpp moo tax nu ne Jalaaw mieux et autrement moo di ne Jalaaw nu doxale ka na gën si weneen fànn si yeneeni anam na gën mën naa neex a dégg si ne tey jii nii Jalaaw jàpp nañu ne li tax mu gën a càng moo la ñi fi nekk jombul lay mën naña waaye mennam xel olof moo la wax loolu mennam xel doyul te laa man laa xereñ benn bopp yorul sax kër waxtuma la ab dëkk te dëkk bi ñëpp seetlu nañu ne léegi mu am fukki at ak juróom-ñeent kenn nag nit moo fi nekk la def la dindi ma fàttali waa dëkk bi ne góor gi siis bi mu faloo premier acte bi mu jëkk a posé moo di jël ma bureau Papa Amadou Diagne Seck mi nekkoon adjoint au président de la communauté rurale si jamono boobu tëj ka moo le premier acte politique bi mu posé 2002 bi mu faloo bi mu la am ñetti weer ndax nungu ma bureau Papa Amadou Diagne tëj ka te boobu ba léegi moom kenn moo la doxal si dëkk bi ab dëkk benn bopp mënu kaa doxal loolu moo tax nu ne autrement. est-ce que booloo bi war a am ci yéen seen biir am na parce que aussi gis nañu ne bu dégg ne am na ñu taxawal benn mouvement yéen Jalaaw mieux et autrement am na ñeneen ñu nga xamante ne ñu ngi commencé déclarer seen candidat bu ñu ko waroon mandat ci suuf ñooñu aussi est-ce que loolu du may parti socialiste bi fi nekk ak électorat. wax naa ak dëgg waaye xam naa la loolu na nit ñi jàpp ne loolu mënu la ñàkk waaye li si am solo moo di booloo boobu noonu gis naa ko nde a ngi gis fi ma toog fii nii a ngi gis Soogi ngi toog na le Soogi
fonctionnaire international la am ay compétences yaa xamante ne Jalaaw gépp xam nañ ko la liggéey léegi mu am ñaar fukki at am njariñ si yéen ba ñëpp xam ko nekk bés du ñàkk nekk fa kilifa Soogi mën naa yor Jalaaw du dëgg sikka nekku si bu nit ñi jàppee ne man na maa yor Soogi mën naa yor ka mel ni Baye Thiaw Diouf mën naa yor Jalaaw bare nañu si biir ka mel ni Aliou Ndiaye ma lee la mën naa yor dëkk bi du dëgg ak ñeneen ka mel ni Issa Seck sikk nekkul si ne mën naa yor dëkk bi léegi nag amagunu ñëpp waaye defe naa li ëpp si waa Jalaaw ñi xamante ne liggéey moo ñu tax a jóg am nañu ña daa fekk ne ab daanu du daj suuf te ñi mën a ànd ñoo la ànd xam naa kaay nu ànd nun loolu moo di nu responsabilité woo ñëpp ne ñu tàllal nañu leen loxo ñëw leen àndax nun di far dëkk bi waaye tey par force yéen ñëw ànd si li noo wax loolu mënuñu ko yéen ñëpp seede neen ne ñi fi nekk man personnellement ka si nekk si ñoom ma fàttali ko dem na ma i seeti la dem na ma kër Maas Mbengue ma waxaat ko fii man dem na ma fa ñaari yoon nee nanu si moom xaar nanu koy waxtaan loolu la nu man ba fekkee dëkk bi képp moom moo tax nu la politique war na noo mën a déggoo ko ndaw ba fekkee dëkk intérêt yi dëkk bi rekk la di far dëkk bi rekk loolu keñ kaay jiitoo maa la jiitu xeju si waaye ba fekkee am na yeneen nun nag di far dëkk bi képp moo nu ñor képp loolu moo tax mën a Soogi loolu moo tax mën a Aliou Ndiaye loolu moo tax nun ak ñeneen sax waa Pastef léegi ànd na nox ñoom nu mën a ànd waaye ba fekkente ne aw dafa ñëw am yeneen yëla yëkkati in mënu laa forcé yow ci sa démarche bu ñu seetloo bu baax mën nañu wax ni anam bi ngay politiquer année yi passé dañu doon wax ne ay ndaw ngay àndal ndaw yoo xamante ne ñu ci bëri am ñu ay carte yu ñu wote ren ji gis nañu ne électorat bi yokku na ci côté boobu mais aussi est-ce que ndaw ñooñu sensibilisation bi nga xamante ne war ngeen ko def ñoom wala stratégie yi ngeen war a tëral ba ndaw li dem am benn dem rang yi voté moom dina ko gën a bàyyi match dimanche am wala dem déglu amee jàng bi dina ko gën a bàyyi connexion WhatsApp wala bàyyi benn match bu mu am est-ce que loolu aussi yéen a ngi ci ëllëg ak côté jigéen ñi parce que foofu la électorat bi pour di amee différence ci biir élection yéen bu woote woon nanu fan yële passé ab journée de diagnostic in la waxtaane Jalaaw defe naa yéen ñëw ngeen fa gis ngeen ne gune yi ëpp xam-xam si Jalaaw ëpp sib taxawaay ña nga fa woon ay docteur ay ingénieur ay mool ay chauffeur ay tailleur ñëpp ña nga fa woon gis neen ko gis neen ne jaraaf coom mu nga fa woon ay kilifa ya mag si dëkk bi itam ña nga fa woon jigéen ñiw tudd léegi ma nooyu ajaratu Salimata Samba mu ngi si ma ginnaaw donc defe naa ne xam nga àddina moo mel noonu am na ay jamono si ginnaaw ñi ma àndaloon ñi si ëpp ay gune lañu waaye gune yooyu déjà ñenn ñi màgg naña ñenn ñi léegi nekk nañu ay cadre ya mag nekki borom xam-xam am itam ay kilifa ya nekk si dëkk bi ya dem ba gis ne nun li noo oote moo di dëgg ndax itam Jalaaw ay doomam ñoo ko war a séq in bañ a jiital ñay boppa maanaam in personnalisé politique bi nun loolu la noo oote dañu bëgg ba subaa ba nu yore dëkk bi ba ma fi nekkulee Soogi nekk fi ba fi Soogi nekkulee beneen ab guni wala keneen Issa Seck ngi fi d'accord ba ko defee kenn du gis ak nit indi la gis yorinu dëkk bi ensuite mu am ay force yaa xamante ne dañaa équilibrante du dëgg moo la li noo wax nu ne Jalaaw dax romba ab professeur fi mu nekk xam naa ab professeur si biir classe-am ba ñëwee dax bareeb xam-xam wóolu boppam baa nekk si biir classe-am daxa la déglu mu jàngal la baa mënulee kile mu ne la sort de la classe dehors tais-toi wala dehors yéen noonu la meloon benn professeur moo fi nekk d'accord que mënula dégg li moo wax sort de la classe la dafa mel ni professeur boobu ba tey élection yi
léegi yéen nag ab leader la soxle ab leader parce que professeur boobu noonu ab xam-xamam képp doy ka d'accord juróom benni borom xam-xam ay juróom benni téeméeri borom xam-xam dañuy juddu yéen nun bi noo nekk Tëngéej in la jàng juróom-ñaar la nu fa woon in nekk lycée Ablaye Sadji léegi chaque année yéen dina am plus de 100 bacheliers am ay gune ya jàng comme yéen d'accord am ay diplôme am ay compétences ci domaine yépp léegi aw mënatulaa la ñëw aw kenn wala professeur u ne man rek maa fi am boppam man rek maa la wax man rek lan la déglu léegi dëkk bi moo soxla ab leader ba xamante ne compétence yooyu yépp in dañaa boole xam naa ab leader moo man loolu ab leader gënu fee jàng ab leader rawu fi ab leader gënu fee xam waaye ab leader daa man harmoniser compétence yooyu boole ñooñu fab xam-xam nekk mu jël ka loolu la yenn soxla tey. ci wàllu leadership tey jii bu ñu boolee ci leadership politique. Gorgui Ciss mën nañu wax ni kenn contesté wul taxawaayam bi nga xamante ni amee na ko ci mënu politique am est-ce que loolu aussi souvent doo leen jékki ragal que ni bu ngeen demee mu jaar fa mu daan jaar parce que aussi mën nañu wax ni électorat bi dafa am doole te ñoom bu élection taxawee rek am na beneen climat bu ñuy imposer nit ñi ba nit ñi logique boobu la ñu. non mais sa classe gi li ñaa juume xam nga moo di lan électorat PS bi fi nekk du leadership ab Gorgui Ciss daka doon na góor gi fi mu toog Amadou Diagne Seck moo ko fa teg du dëgg loolu yi ñëpp xam ne ka PS électorat bi ñu am fii nii ala ndono sama papa Alsaan la jóge ma papa Baye Mor Gueye Ngom yor ka in jox ko ma papa Amadou Diagne mu yor ka loolu la góor gi doon na loolu du leadership ala ndono de leen fàttaleku loolu maintenant léegi laa sa des moo la li doon wax léegi ndax nu nga kaa bàyyim xel déedéet bàyyi nu kam xel xam nga la tax du noon ak Gorgui Ciss fi mu toll nii Gorgui Ciss def na fi fukki at ak juróom-ñeent la laajaat mandat pour def fi ñaar fukki at ak juróom-benn aw loolu dak àndulaa si aw mi toog amul kenn si jalaaw ka d'accord si ne Gorgui Ciss dafa war def ñaar fukki at ak juróom-benn même pas yi ma attirer sa attention seen attention ak ñi noo seetaan si leen na jalaaw ma su la doxee noonu jalaaw ma maam Afa moo ko yoroon du dëgg moo fi nekk premier président de la communauté rurale du dëgg benn mandat la am Baye Mor Gueye ñëw tegu si benn mandat la am ma Baye Amadou Diagne ñëw tegu si ñaari mandat la am jalaaw mag ñi masuñaa nungu li ñu fi bëgg a teg fii nii kenn nag nit yor jalaaw ñaar fukki at ak juróom-benn ñeenti mandat masu fee am ba fekkee nuy maamaati maam masuñaa nungu loolu aw si sa bopp ak gune yi ak nit ñi du ñu nangu loolu moom du moox nun moox waa dëkk bi la waa dëkk bi ñoo doyal si moom ndax itam lëf ba fekkee moomu laa ko daa ko bokkaay nit u yor ko ñaar fukki at daa la dem lii rekk la du moox nun sànq yaa ngi tudd Pastef te mën nañu wax ni seen leader au niveau national am na benn interview bu ma amaloon bi nga xamante ni moom mooy RFI dafa wax lu am solo muy alternative changement bi ko gën muy alternative bi changement bi am bu baax a baax est-ce que yéen da ngeen di œuvre pour jëlee fi Gorgui Ciss wala da ngeen di œuvre parce que am ngeen lu solide lu ngeen mën a proposer askanu Jaraaf bu dee am ngeen ko ana yan nga ñu ci mën a dégager. ñépp gis nañu loolu nun li nu def woo waa jalaaw taxawal ab journée de diagnostic def ay réflexion scientifique technique nun dañu woo à travers tout le Sénégal man am na benn xarit baa xamante ne dama oo mu ne ma semaine prochaine danoo def comme ni lii waa jalaaw def aw masulaa la gis loolu du dëgg bon nun dañu am laa xamante ne dañu kaa indi laa xamante ne jógewul si nun programme participatif la noo def parce que itam ak nit mënulaa kaa dimbali te xamulaa lan la soxle baa bëggee wax si affaire yi problème yi transport bi te waxtaanu la chauffeur si doo defar la baax laa bare xam-xam nekkal professeur NASA sax baa bëggee defar la doxal géej gi te waxulaa la mool yi doo defar la baax si mool yi nun loolu la ñu indi nun personnalisé wuñu jóge fi Gorgui Ciss ndax mënu la ñàkk ak nit mënu la def ñaar ba fi defoon tali or ba defaroon tali or
ku def ñaar fukki at daa war a dem loolu waa Jalaaw ñépp a si maase gune ya ndaw yi sax xam na ne góor gi dala dem léegi nun nekk nañu si tëgg beneen programme baa xamante ne moo la li ñu wax Jalaaw mieux et autrement in tekk si technicité maanaam xam-xam in tekk si bëgg-bëgg dëgg-dëgg nit ñi nun loolu la noo indi si Jalaaw in tekk itam si ni ànd ay nit ñaa xamante ne ay nawle ya ànda mais pas que inne Eumeu Diagne jiitu wala inne Massogué jiitu wala inne Baba Ngom a jiitu déedéet nun doxalunu loolu nun ak nit itteelunu nun Jalaaw soxlay Jalaaw moo nu itteel ka mu mën a nekk si nun ba subaa baa fi nekkee nu programme bii nu taxawal dinaa ko mën a doxal aw sax ban la joxoon u doxal nun si lo pare nañu si daanaka léegi nu ngi di ko bind moo la rédaction d'accord waaye itam nu ngay déglu ñi xamante ne dañaa ñëw ndax affaire bi moomuñu ko boo waa Pastef duggee am na lañu si mën a indi boo waa ba fekkente ne Moustarchidine waa PUR yi dañuy ñëw am na lañu si mën a indi parce que programme bi moomuñu ko que ñëw ba indee dara dinañu ko conformer ba keroog baa noo am programme ba définitif mais nun dañu ne kenn duutu fi def programme baa xamante ne indi naan xelaatam Eumeu Diagne la wala xelaatam Massogué la bëggi waa Jalaaw si la noo yore Jalaaw. naka noonu aussi yow nga nekk ko nga xamante ne nii da ngay yëngu ci wàllum pes. xam-xam màcc ci loolu. est-ce que aussi côté boobu aussi newul benn at bu nga xamante ne boo ko exploité amaana di nga am yow ñi nga ànd dañuy am benn. ab saabu du fóot boppam. ab saabu du fóot boppam man pêche pal gi ma si am président Abdoulaye Wade moo ma ko jox si ginnaaw bi ba nu tasee fenn ay expert nekk fa ñu mu déglu ma déglu expert yi ma fàttali ne man si politique ruusuma ko nëbbuma ko làquma ko man Alassane Dialy Ndiaye moo di ma mentor si politique li ñu fi def si pêche si xam-xamam man moo di ma formateur itam ma professeur Alassane Dialy Ndiaye la quai de pêche yee code de la pêche pêche ni mu war a doxee première gaal ga yee si ñu indi fibre de verre ma papa Alassane moo ko xelaat di fark liggéey boobu mu doon liggéey dafa am fu mu si yemoon am fu mu ko bëggoon a yóbbu mu dénk ma tey ne na ma ko yeggali loolu sur le plan national la ma la wax ci Sénégal man fii ma lii ma papa Alassane bàyyi woon ci liggéey loolu la ma fas yéenee yeggali maintenant yéen fii nii man du ma góor gi siis man du ma professeur baa xamante ne du ma kaa xamante ne da la liggéey bu góor gi siis ab professeur la affaire yi njàngale laa def ba pare étudiants yi mënuñu am bourse in tëdd ci néegee màtte xam naa nag ay la yoween kooku biir na ne manul waa demee néegi étudiants yi nekk Ndakaaru xeti duus yi si fiu toog la laa fekk gunu yi la tëdd par fukki nit ak juróom si benn néeg te mu ne moom ab jàngalekat la ab échec gënu la rëy loolu. ci noonu aussi est-ce que jaarul aussi nga xoolaat sa communication à travers les réseaux sociaux parce que la fois passée def nga ci benn publication. bu nga xamante ne ni ci biir commentaire yi mën nañu wax ni am na commentaire yoo xamante ne xaw naa jaar du yoon te aussi ñi nga xamante ne ñoom mbootaay bi nekk ci lii tënk étudiants yi élèves yi ñoom tamit génne nañu communiqué xaw a ñaaw li nga xamante ne moom mooy commentaire yi sa tukkee aussi c'était la première fois que image ji génn ci appartement boobu. est-ce que yow yàgg nga fi est-ce que aussi daa nga def benn démarche participative pour ces étudiants. ab étudiant laa woon. ba tey. est-ce que li ma wax dama fen wala li ma wax ak dëgg la. non. dama laa laaj rek nanu waxtaanu yéen est-ce que li ma wax ak dëgg la wala dama fen. maintenant léegi bàyyi ma man ma def commentaire. gis naa laa sa des. moo yoon nekku sa. ba fekkente ne li ma wax fenuma dafa am ña si mer ña mu neexul lijjantiwuma loolu. ma non kile naka la tudd Omar yéen ay communicant leen aw mën naa ma xelal ne warulaa woon a waxe nii laa d'accord na ma si loolu mën naa yaa wax ne wax ja da xala diis d'accord na ma si loolu par contre man ab homme politique pragmatique la ma loolu moo di
ba ma amee ma soxle faj ka rek la maa gis non pas politiquement ma ne guni yi yéen dañaa tëdd si néeg ya màtte in la tëdd fukki nit ak juróom man ma am fa ay doom ni ma kaa waxee ba mu faju ba neexuleeg nit loolu problème am la du ma problème man góor gi siis moo waroon a defar foofu ba du ma fa fekk ay màtta góor gi siis moo waroon a defar foofu d'accord ba du ma fa dem il fait que douche yi guni yi bañ a demee douche du ñu am ndox ma ñu laaboo li ma wax jekkul xam na ma ka mais noonu la ma mën a wax pour moom mu yëkk si xolam mën a def dara ndaxte situation boobu itam léegi mu am fa ñaari at. bien visé bien pensé bien réfléchi parce que je cherche un résultat le résultat il est que d'accord xaalis bi gune yi soxle góor gi si dañu ko war a jox la tax mu mëkk di ñu chantage. est-ce que loolu am na. aw xam naa si lëf léegi mu am ñaari at joxew ko koppar ya mu yor ñaari at joxew ko du poosam du dara la ko waral chantage moo waral moom mu àndoon na gune yi si photo ña la campagne en 2014 loolu itam du la ma fenta am na gune yee sa kontaanul ma ne lijjantiwuma loolu la ma wax ba la poser ay acte politique daa kaa mesurer parce que quand on est dans la politique bépp acte boo def daf lay topp sa giiru dund man photo wu ma woon en tant que étudiant ak góor gi siis in def ma photo de campagne man defuma loolu la ma fàttali am gune ya mer. maintenant ci côté boobu xam naa du ñu ci pousse loolu. mais dama lay dellusee ci côté en tant qu'acteur de développement communautaire. est-ce que aussi yow am nga ay participation wala ay ndimbal yu daan def à l'encontre de ces étudiants. maintenant ma wax si ma remercier la ba baax si ni ma interpellé si noonu ma ni 2014 guni étudiants yi dañu nungu in nekk ay acteurs parce que acteur paasewul nekk photo de campagne indi la campagne ñu jël un parti pris net et flagrant ñu ànd ak góor gi 2014 góor gi gagné nun mënunoo dem foofu ndànk rek ndànk ka ndaw ndànk ba fekkee góor gi la ñu àndal góor gi la professeur ne ñu nun xamunu dara nun mënunu dara moom moo la professeur bi dinañu fajal ñuy soxla yëpp nañu ànd si ginnaawam ba pare mu fajal ñu lépp 2014 ña gañe nun kañ danoo jàpp ne gune yi am na fa ñu far gañe na dinañu di faral li ñu bëgg nu toog in seetaan ak ñoom benn nu oote bi nu ootee rakki Ibrahima Ndoye la étudiant ñëw fekk nu fi nu toog mu ne nu yéen a ngi toog waaye li ngeen def du yoon ñëw leen yéen dimbali nu ñu invité nu diggante bi yëpp man kenn woowu ma université kenn dégguma fa kenn invité wu ma kenn gisuma fa mais ba ñu ma invité ne ma fii say dooma fi nekk te dañu am ab coona étudiants yi ñoo ma invité ma dem fa étudiants yi recevoir ma man ay soudeur recevoir ñu ma fii ma demoon naa. waaw mais invitation bu nga xamante ni. xaw ma naka la sant kooku la ma xaar man du ma xaar genre type yooyu noonu. ñaa ma fa recevoir alay étudiant comme moom soxlawu mag ndomb ak tànk ñaa ma fa recevoir ala may doom. yaa ngi wax lu nga xamante ne nii peut-être mën na la manqué ay points. waaye man politique am naa féex ka ndaw c'est ça ma différence avec les autres man politiquement correct dama politique ba jëmale yeen kanam ba fekkee gune yi dafa am ñu si dëng ñu siy def yu jaaduwul jël étudiants yi d'accord def ñu marchandise. di la dundee si ña kaw dama kaa dénoncer quoi que cela puisse me coûter ma ni guni yooyu ñoo fi àndoon si photo de campagne in la campagnal góor gi si c'est un fait kenn mënu kaa même est-ce que dafa am ñu si mer ba du ñu ma wotel ñu affaire la ma wax. léegi ñu dellusiwaat ci côté benn fait bu nga xamante ne ni jaar na mooy côté immigration clandestine. immigration clandestine bi mën nañu wax ni am na ay doomu yéen yu bëri fi yéen ñoo xamante ni ci géej gi lañ doon ñëw am na ñoo xamante ne ni aussi ñàkk nañ seen bakkan. ñu ñaanal aussi yàlla jël neen ak leen àjjana. est-ce que tey jii jeunes yi aussi yéen a ngi leen waajal aussi ci aspect bu nga xamante ne bu ngeen ñëwee di ngeen am benn politique ci wàllu entrepreneuriat ñu xam ci li ñu yëngu ba ñu gis na leen. waaw nun loolu nu ngi see bàyyim xel ba baax d'ailleurs même semaine passée ñun participé woon nañu ci ay actions yu mel noonu ak le professeur Serigne Mor Mbaye ñu am plan ba nga xamante ne dafay
dafay sensibiliser mais sur le plan national sur le plan national wax gune yi ne jóg ne daa la tukki coûte que coûte toog jéem a tikki dara fii moo gën. D'ailleurs sore nañu ci sax ñu ngi ànd ak le professeur Serigne Mor Mbaye ba demee kel am na école de formation yu ñu ànd ak moom foofu tabax ka fa pour fexe gune yi nga xamante ne dañu bëgg a dem ñu mën leen a former mën leen a téye donc loolu noonu pour ñun xaaruñu ak pal pour nekk ci dañu ci nekk effectivement waaw parce que ab dëkk ab gune moo kaa tabax ba gune yi demee dëkk bi da la ndóol du dëgg waaye gune yi itam pour ñu am fitu toog fi fokk ñu am yaakaar jooju noonu autorité politique yi kilifa yi ñooñu ko war a jox nun nu ngi ci te jotaguñu li noo laaj ba soobee yàlla ba fekkente ne jot nañu maire bi dina nu ci def jéego yi ëpp yooyu ba soobee yàlla. léegi ñun def nañ ci ay reportage ci loolu aussi mais à chaque fois dañuy joxe baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñu ñooy bari chômage. te yéen ñi nga xamante ne ni yow na nga àndal ci wàllu kuréel. souvent dañ leen dafa war a joxe baaraamu tuuma ci da ngeen taxaw ci taxawaay bu nga xamante ne nii bari chômage yi dañuy mën a implanté wu ci Sénégal loolu aussi ana yan leeral nga ci mën a xamal ci côté boobu jëm ci licence de pêche yi jox bari chômage yi. maintenant léegi ma dimbali leen et puis li ma laa wax nii daanaka ab exclusivité la nun biir CAP man maa nekk secrétaire général ab CAP sonn na si taxawal ka kañaa wax Alioune Thiam moo nekk président ab CAP tey jii nii man ab lébu la ma doon na alsaan man du ma bokk si laa xamante ne dala yàq géej tey jii CAP dafa am ay problèmes yu profond ma diggante ak Alioune Thiam parce que man du ma ànd si ay bati chinois yaa xamante ne dala yàq géej donc ni mu waxee c'est comme si c'était que baarama tuuma laa ma bëgg a joxoñ ma wax la ne man fi ma teg ma tànk fa leer la ma kaa teg man du ma jël responsabilité si luy yàq géej lu yàq la lébu bateau chinois yii la yàq géej gi ànduma si tey ànduma si suba wax na ma la ne nu mouvement si crise ba mag la nekk si ma diggante ak Alioune Thiam parce que man ànduma si bateau yi la yàq géej gi man du ma ànd si man ab lébu la ma du ma ànd si la yàq géej gi la yàqal mool yi xalaatuma ka si xeex boobu la ma nekk d'ailleurs ba man ak ñoom léegi daanaka si tiraillement ya mag la ñu nekk bon defe naa loolu dal na sam xel du ma taxaw mukk taxawaay baa xamante ne ba ma gisee mool yi dama ruus loolu doo du am mool yi dañu mas a dalal am ñam xel si man parce que man si ñoom la ma jóge man Baye Coor Fay moo di ma maam moo jëkk am mbaalam fi laa tourné fii si yeen fii du dëgg teraanga jama am si géej la jóge man dama daan dem tefes i wàcc tefes i jënd maw jën i def ko si oto bi ma la am ab usine dégg naa ma papa Alsane jàngal ma mu ne ma l'économie maritime et la pêche n'est pas qu'une question économique pour nous autres lébou elle est aussi une question culturelle un moyen d'aider nos parents man loolu moo di ma philosophie sens ab engagement si économie maritime ak pêche sànq ak maa laaj si loolu ma doon la wax si professeur bi xamante ne ay étudiants am dañu màtte jotuma laa wax si affaire yi pêche bëccëg ba nu yoroon dëkk bi oo xam ne duñu benn ak ñi fi nekk nun yoraguñu dëkk bi mais defe naa yëg naa ne quai de pêche am njàngal mu ngee dox temps yi ba baax nu am sab taxawaay lool une fexe ba quai de pêche bi usines yi nekk Sénégal di fi ñëw xam ka di fi jënd njëg baax te yoraguñu dëkk bi bëccëg ba nu yoree dëkk bi li noo def dafa romb foofu noonu nun bëgguñu ab quai de pêche ab port de pêche la ñu bëgg port de pêche la ñu bëgg gis naa todd ga le mu neex mu naqadi transformation géographique yi la am jalaaw todd dala tas kenn mënu si dara ben di faree quai de port de pêche ab Sendou ak port de pêche ba njonga bi todd dala tas commencé na déjà te kenn mënu la tere loolu mu am léegi pour loolu mu bañ a am nun dañu xelaat ne foofu noonu
ab port de pêche artisanal ba d'attache 2500 pirogues nun la ñu bëgg foofu noonu te bëccëg ba nu yoree dëkk bi nu di fark ba maire bi ñëwoon itam nu wax ka naka laa def pour loolu nu di fark léegi ci foofu noonu mën nañu wax ne yéen a ngi laaj mais bu ngeen jëlee am na enjeu bu nga xamante ne loo xam ne dafa nekk enjeu majeur mooy ñaari pôles yi ñu seet ci kaw ak ñaari pôles yi ñu seet ci suuf te mën nañu wax ne distance bi du distance bu xaw a yaandoo léegi aussi est-ce que yaakaaroon ne pêche artisanale bi dina xam bu xaw a disparaître wala am ay sooxe yu métti. waaw loolu moo tax ñi fi nekk ñu war fee jóg loolu noonu li wax léegi nii bokk na ci raison fondamentale yi war a tax mool yi ña takku in jële fi ñi fi nekk man Soogi Aliou Ndiaye léegi moo am juróom-ñaari at dañ doon tànta nañu kër Baye Mbaye Guèye ñëw nañu mbaaram yeeni kaw dem nañu njangal sa école ba in la wax port de pêche góor gi si woote fii ne ñoo dañaa fen li ñaa wax xamuñu ci dara li ñaa wax ay fen la fii la fekk ñëpp tey li wax ni ñëw na bon li nu wax du ay fen bërka démb oo nañu ko ci benn télé xaw ma ITV la tudd xaw ma defe naa seetaan naa ko ñu laaj ko ci port de pêche tubaab jalaaw ba tubaab jalaaw bi xam naa la mu wax mu ne du ma wax ci loolu waa jalaaw ñëpp di ko dégg a ngi ma see laaj loolu nun noo ko mën a faj nun am nañu ci ab solution ba leer a leer nun du empêcher la non nun du ñu empêcher le développement parce que ba fekkente ne port de pêche yi la baax laa nekk ci jalaaw du ñu ko empêcher par contre xam naa la nu dul nungu nun du ñu nungu nekk ay doxandéem ci nu biirab dëkk loolu la góor gi nungu in falka in jox kaw et xaw ma président conseil d'administration nan pour mu dinu ci dóor ba nga ko waxee ne que jalaaw nga tas mu ne du ma wax ci loolu ak dégg aw asay morom dee leen leeral loolu nit ñi ña dégg ka léegi tey jii nii mën nañu wax ni yaa ngi yëngu ci wàllum politique aussi wax naa ko sànq ci début njëlbeen ni nekk nga parti démocratique sénégalais mais aussi mën nañu wax ne yéen leader politique yi seen façon bi ñu war a imposer wu au niveau national dafa xaw a des trop ana lu waral loolu ba depuis Alassane Djali Ndiaye wala depuis ñoom sax yu ngeen mën nga fi déggal ay leader yoo nga xamante ne ñu ngi leen dugg ci kaw ci ministère yi parce que yenn saa yi yéen dañaa fal ñu ñàkk bopp man ba ma nekkoon am maire kenn manuma tere nekk ab ministre ci dëkk bi fii kenn la ma wax waaye ba nekkee maire ñi jox la ñu kàddu ba pare wa am comportement yaa xamante ne kii daa la ràllu rek a tefesu loolu kese la mais defe naa nun taxawaay bi ñu war a taxaw nanu ka man je suis secrétaire national dans un parti baa xamante ne fanweeri nit ak ñaar yi kaa jiite ci la ma bokk foo la ma mën a yem waaye yéen falu ñama joxu ñama baat foo la ma mën a yem léegi aussi situation politique mënuñu wax te duñ ba jeexal te duñ ci jaar mooy situation politique réew mi am na ci xalaat parce que président Macky Sall mu ngi dugal ay loi am di teg man am nañu ne dafa am lu muy wàcc muy troisième mandat te yow aussi yéen ñi nekk ci opposition bi bañ ngeen loolu maa ngi gis sax nga partagé si lu jëm ci benn publication boo xam te ne ki nga xam te ne moom mooy moo jot dégg moom moo ko def donc loolu aussi ana la moo ci sa gis-gis man Macky Sall alamab grand ma naw ka moom itam mu am fam ma teg waaye gis naa dëkk bii nii kenn du ko mbokkoo kenn du ko xaritoo kenn du ko laamisoo wala li ma la doon wax sànq si gune ya mer yi gis naa la ak dëgg ka ndaw amul laamisoo gis naa la jaaduwul le président Macky Sall ñaari mandat la am si dëkk bii moom la fi mën a def ba ko bëggee dégg mu looloo dig dëgg ba ko bëggulee dégg looloo dig dëgg ndax li ma wax leer na. est-ce que yow aussi moom xaw a topp tànk ki nga xamante ne ni moom moo leen formé muy góor gi Wade. si naka. Wade fexe na ba posé candidat pour def mandat. waaye bii président Wade la def loolu boobu amul kenn ka waxoon ne ci constitution bi nul ne peut faire 2 mandats consécutifs nul ba pare répété que ñetti yoon ñu ne moo fi sut sim njàng ci wàll woowu
et puis constitutionnaliste yi moom moomu indi ko war a xulli est-ce que nekk professeur en constitutionnaliste moo di la tappalee xa njub la nga xa dëppa xa du për ñi rekk war nañaa bàyyim xel nit ñi pour nit ñi wekk ña parce que yi ñaa def si dëkk bi fii nii ma ne du dëgg du yoon defe naa li ma la wax leer na ndaañ Ablaye Wade si laa mu defoon le président Macky Sall si ñuy gënoon a opposé wu si loolu la bokkoon waaw bon lan moo war a firndeel tey moom mu bëgg ne dala def loolu dafa am yaa xamante ne ba ko loi mayee sax ngor mayew ko du dëgg kanam. léegi ci wàllu woowu noonu yow mën nañu wax ni depuis événement yi fi jaar yëpp. moo xam ci événement Ousmane Sonko yi ak événement yi fi nekk nii actuellement yéen dafa am benn noppi bi fi am benn pàttaaral moo xamante ni jeunes yi defuñu réaction population bi aussi yéen ñi defuñu réaction leader politique aussi seen réaction au niveau national au niveau local des na aussi tey jii aussi. danoo am la nu doy am na benn waa PDS ba ma ko doon laaj fan yii la passé man fi mu nekk nii PDS ma sàmmuma dembuma man fi mu nekk nii benn parti la ma am moo di Jalaaw wax na ma la sànq defe naa déggulaa ma ne la Jalaaw ndax tollu diggante ba fekkonte ne góor gi laa àndal jëlal conscience u jël say responsabilité dëkk bii ndax tollu diggante gis naa mbartal baa si nekkee dala tollu diggante baa xamante ne kenn duutu ko mën a kal benn falaate góor gi si dëkk bi musiba man dul mën a réparer la jur si dëkk bi ma papa Alsane moo ma woo mu ne ma jëlal say responsabilité man bëgguma woon a bokk si élection yi mais ko par la ma see ñàkk ma temps d'accord ak itam am ña ma si saaga maintenant ma ne yéen laa wax je te regarde droit dans les yeux ah ñi mel ni ki aw jël leen seen ay responsabilité dëkk bi góor gi si mënu kaa yor 26 ans Macky Sall def ko président conseil d'administration suufi yéen jox kaw et ne ko dóoral ma sa waa dëkk in ñëw ba kel in leen ndakaa boole si ay suuf saa xamante ne jenn waay ja jóge fële kenn xamul fa mu jóge la ma ne nun dañu war a toog nuy kër te heureusement dëkk bi fi mu nekk nii foofu la taxawee ñoom sax yëg na yëg ñépp wax ne nañu fi jóg te dañuy fee jóg parce que itam laa xamante ne c'est une maam afa ay móor gi ma su fee nekk ab lébu amul ñàkk fayda googu noonu góor gi moo la gën a xam ne nit ñi dañ koy wàcc lu ñu fiy teg kañ loolu moom mooy wàcc mais góor gi mënatu fee toog c'est clair net et précis ñii ànd ak moom sax d'accord ñu si mu toog fi ñii ànd ak moom dégg na ma temps yële passé ne bi mu ootee këram am na jenn waay ja sant saw da ko doon wax ne bàyyi layam ji wax li mu bëgg mu ngi noonu ñii ànd ak moom sax xam ne li mu bëgg mënu la nekk d'accord yow li yor a wax say nawlee ka bokk naka laa see xelaate mandat ñaar fukki at ak juróom benn quand même jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu bàyyi la rek lancer sa dernier message bi nga xam ne moom ngay jagleel askan wi. non man maa leen la jërëjëfal ensuite message bi maa mujjee lancé daal moo la ab dëkk dala toll faa xamante ne ka nekk si nun dala jël ay responsabilités ka nekk si nun fànn waa si mën a féete ma ne Jalaaw ndax tollu diggante la ma wax gis naa 100 000 logements yi ñu bëgg a def fii si kaw ba nga ko fi defee 1 million d'habitants la in danoo seeyal dala mel ni u jël sab sollicitine u dugal ko si paanam ndox Jalaaw dutul exister voilà l'enjeu waxuma la port yi waxuma la dara est-ce que dañuy bàyyi ñii ñu def nu ay doxandéem suñu biiri dëkk waaw wala déet voilà l'enjeu. jërëjëf kontaan nañu bu baax ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf. cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi àndoon ak ñun ci seen 3e numéro émission dépôt débat politique tey ñu doon dalal ki nga xamante ne ni moom mooy Ameth Diagne Ndir di coordonnateur du mouvement Yen Jalaw Mieux et Autrement yaakaar naa ne waxtaan nañu ci lu yaatu te aussi bu ñu paree rek ngeen jàppale ñu ci commentaire yi ngeen abonné aussi sur la chaîne YouTube et di leen jox rendez-vous à bientôt incha allah.